mooy lii mooy lan mbiri Adji Sarr ak lépp li nga xam ne mooy audition yi ci am fexe nañ ba am ko tey sax presse bi traité nañu ko traité nañ ci wax ci lu bari am na presse bu ko ci traité wax nañ ci waxaat ci dama bëgg rek wax ko ci wolof sénégalais bu ne nag moo koy xam nu mu koy déggee nu mu koy jàngatee ak ban prise de position la ciy am parce que ku nekk yaay sa magum bopp parce que waxti ba mu bëree dama ne leen nañu xaar assemblée nationale nekk na ci tànk lever immunité parlementaire Ousmane Sonko nee naa leen Ousmane Sonko moom la concerne ak i avocat am ak i militant waaye ñun lu ñu concerne na ñoo xool mbir yi fan la nekk mais laata mooy ñëw ci PV yi benn par benn damay wax rek ne li jaaxal sénégalais yépp mooy xale bi wax ne Adji Sarr dañ ko violer benn yoon violer ko ñaari yoon violer ko ñetti yoon ba ci ñeenteel bi lay wax am na droit moom wax position waaye li jaaxal sénégalais yépp mooy fan la Adji Sarr nekk jamono yi dama foog ne bu nekkee ne yow dañ la violer benn yoon yoo ko jibul ñaari yoon yoo ko jibul ñetti yoon yoo ko jibul ñeenteelu yoon te loolu dinañ ci ñëw ci PV bi xanaa say mbokk kay ñoo war a jóg taxaw ni ma gisee jëkkëru patronu salon de massage bi jóg taxaw ni ma gisee frère patronu Adji Sarr jóg taxaw ma interviewé ko mu wax li muy wax na xaalis këfu leen waa Adji Sarr na mes na menteñ kenn tegu ko bët ma leen di yëgal fii nag xam nañ fu mu nekk kër gi ko làq xam nañ ko plainte ba ku ko bind xam nañ ko la ca xew yépp xam nañ ko waaye rek damay foog ne man sama xam-xam bu gàtt jigéen bu nekkee ne dañ koo siif ay mbokkam ñooy nekk ci wetam taxawu ko ba mu jeex tàkk waaye nag yow ñu siif la nga def say déclaration plainte baag yooyu plainte bi avocat sax laay wax duma wax avocat loolu yëpp am waaye yow nga ne mes na menteñ réer te war a yóbbu nit ci tribunal ñu ne dañ koy àtte tey ak duñ ko àtte suba dañuy lever immunité parlementaire loolu rek lay laaj ana Adji Sarr ana Adji Sarr ban kër lañ ko làq ak ku ko làq ak lu mu ci jublu ci làq ko xam nga bu ñu defee ñoom seen PV ba pare ana renseigne plainte de mademoiselle Adji Sarr contre honorable député Sonko pour viol et menace de mort fait prévu et réprimé par les articles 292 et code pénal gis nga boo xoolee plainte bi nga xam ne moom la Adji Sarr bind dafa leer da ngay xam ne ku xam droit dëgg moo ko bindal plainte bi kooku avocat la way bu bees bi ngeen xam ne moom lañ war a génne
aji fo nek la aji fo nek rab bi lool la aji fo nek gennal ñu gis la parce que dañ la violer moy dañ la togn gennal ñu gis la parce que ki nga wax ne mo la violer mi ngi fi tok ñuy wajal gennal ñu gis la ñu le problème dañ la violer am nga ay preuve ne dañ la violer porter nga plainte entendre nañ la kay gennal ñu gis la ku la laq ak lu tax mu laq la ak lu ci jublu kon ginaaw ba gendarmerie deglo ba paré def synthèse audition yi ci enquête bi dañoo def benn poñ bu am solo réflexion sur les faits ñu bind na des constatations et auditions il apparaît un certain nombre de contradictions qu'il convient de relever manam bañu défé ñom sen enquête ba déglu li nga xamné mo jëm lépp ci audition yi sétlu nañ né amna ay contradictions yu lérul ndaxte plaignante bi la plaignante Adji évoque dans sa plainte un message écrit par le mis en cause lui disant qu'il est arrivé à l'Institut de beauté manam Adji Sarr néna Ousmane Sonko da ko yónnee message nako mi ngi ñëw ci salon de beauté à la question de savoir s'il avait toujours le message elle déclare l'avoir supprimé ñu ne ko waaw ana message boobule mu ne dama ko supprimer mu ne dafa ko supprimer gendarmerie nak def na liggéey bu mucc ay def sen liggéey bam war mbeng jël procès verbaux Adji Sarr mi ngi ni doy teunk rek dum dugg ci yenn détails ñew nañ ñu ne ko est-ce que yow ya bind plainte bi won ko plainte bi mu ne waaw mom Adji Sarr juddu 3/3/2000 il du Saloum Fatick wax ay mbokam né célibataire sans enfant mom mo bind plainte bi 11h44 ñu ne ko est-ce que ya bind plainte bi mu ne waaw mo bind plainte bi ñu ne ko légui expliquer ñu lu xew mu ne benn bés Ousmane Sonko dafa ñëw ci cabinet de massage néna mom mo ubbi buntu bi yam ci président Ousmane Sonko xamé ko néna Sonko dugg ci cabine ba laaj yeen type de massage lañuy def mu ne ko dañuy def massage tonifiant sportif 4 mai gommage ak lool yépp mu ne mu massé ko ba paré Sonko nako tonton massage bi paré na mu ne Sonko tontu ko nako xana xamé woma jigéen ñu bari bëggoon nañ nekk sa place pour massé mo wax lool de mo tontu ba paré Sonko neko bo deful luma bëgg ma daklu la ci salon de massage bi so bëggé téy sa liggéey tak may defal lima bëgg aji moy netali li mune ci lolu néna amul choix musuméko teud ci kaw table ba Cheikh ak Ousmane Sonko ñu ne ko lolu kañ la won gendarme yi de mu ne faté nako ñu ne ko est-ce que lolu ba mu amé wax nga ko kenn mu ne dédét wax ñu ko kenn
xale bu jigéen bu ñu violé ci massage boo xam ne mi ngi ci bem ci biir kër xanaa di nga yuuxu bu nekkee dañ la violé wala nga génn wax ko sa patron mu ne waxu ko kenn mun ñu ne ko est-ce que bés boobu rek la Ousmane Sonko ñëw foofu mu ne déedéet ñëw na fa ñëwati fa ñu ne ko est-ce que saa bu ñëwee dana lan forcer pour séq ak yow mu ne waaw lim ay bésam 21 janvier 31 décembre 11 janvier ak timit le 2 février parce que mbir yi xam nga mi ngi am plainte bi mon ñu ne ko est-ce que am na kenn koo xam ne gis na Ousmane Sonko mu dugg wala mu génn mu ne waaw 2 février ku tudd Mama Ba gis na ko ndax sama patron jamono yooyu ma nga woon hôpital waaye xamoon na ne Sonko day ñëw ñu ne ko waaw sa patron exa xamoon na ne Ousmane Sonko day ñëw foofu mu ne waaw xam na ko ñu ne ko est-ce que am nga numéro Ousmane Sonko ñu ne ko est-ce que Ousmane Sonko am na sa numéro film la de ñu ne ko yow est-ce que Ousmane Sonko am na sa numéro mu ne waaw Ousmane Sonko am na sama numéro ñu ne ko est-ce que Ousmane Sonko mas na la contacter mu ne déedéet Ousmane Sonko musuma contacter non il ne l'a jamais fait ñu ne ko est-ce que Ousmane Sonko mas na tontu téléphone nekk ci biir salon de massage wala mu wote ci mu ne déedéet non il n'est jamais venu avec son téléphone ñu ne ko est-ce que mën nga ñoo wax heure yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon ñëw foofu le mu ne le 2 février Ousmane Sonko 21h la fa ñëw 31 décembre Ousmane Sonko 19h la fa ñëw 21 décembre Ousmane Sonko diggante 14h ak 15h la fa ñëw ñu ne ko est-ce que am nga lenn looy yokk ci li nga wax mu ne dinaa ci yokk ne Ousmane Sonko 21h la ñëw ne am na laissez-passer couvre-feu te tamit damay wax ne saa bu ndën séq daawul protéger wu man dama bëgg rek wax leen li xew après ku nekk nag jàngatal boppam foofu lañ ko njëkk a déglu ñu woowaat ko déglu ko di ko dégluwaat bañ ko woo yëpp saa buñ ko woowee suñ ko laajee avocat mu ne soxlawul avocat ñu ne ko yow sa plainte da ngaa bind ne te moom yi fàttaliku leen neen Ousmane Sonko musu ko woo téléphone musu ko wax loolu tax ma ne gendarme yi dañoo aay gendarme ko ne ko yow sa plainte bi da ngaa bind ne Ousmane Sonko daf la envoyé un message hier seulement il a envoyé un message écrit disant qu'il allait venir de l'attendre est-ce que mën nga ñoo wan message bi mu ne déedéet message bi du man la ko yónnee mais sama patron la ko yónnee sama patron transfert ma message bi moo ne patron am la ko yónnee transfert mu transfert ñu ne ko waaw ana message boobu mu ne dama supprimer message bi parce que sama mémoire téléphone dafa gaaw a fees ñu ne ko message boobu kan nga ko yónnee keneen pour prouver li ngay wax mu ne ko maa ngi ko yónnee sama benn xarit bu tudd Sidi ñu ne ko est-ce que am nga leneen looy yokk ci li nga wax mu ne amul dara ci lu ma yokk ñu ne ko këyit yaa ngi nii mu signé gendarmerie woowaat Adji Sarr na ko kaay ñu déglu la pour mu gën a leer ñu ne ko le 1er février bi ngay wax ba ngay def massage Ousmane Sonko yak sa benen collègue
yéena ko dan maase bu tuddu Aïssata Ba amna wala amul est ce que da nga ne ko ba ngeen koy maase amul ben instant nga ne Aïssata Ba gennal cabine bi mu ne deug la bañ ko maase ba ci digg bi Sonko moma def signe mané Aïssata Ba gennal ci biti wa ko xamne dañ lay violer kay yow nga am kenn ku mëna tok ci biir kër gi ci biir cabine bi nga xamne duñ la violer loy génné nit ki ci cabine gi déglu leen rek mu ne mom mo ne Aïssata Ba mu génn parce que Sonko moko waxon lool ñu nako wa yow gendarme yi de dañu taxé nako wa yow nga ne Sonko dalay menacer dalay agresser sexuellement lutax ngay wax te natango masseuse bu muy génn mu ne Sonko moko def signe nako pour koku génn parce que Sonko daf ko waxon nako li bes bu amé dina la dakal ñu nako wa yow ba nga ñëkke liggéey ci biir fi nga xamné modi institut bi dakon nañ la fa mu ne dedet mom mo arrêté won ben jour sa ëlëk sa patron bi wowat ñu nako lan nga joté won ak patron bi bam dak la mu ne dafa am kuma dan massé bama koy massé bis bi ma arrêté koku mer bolé mak patron bi ñu ne ko est ce que sa patron xamone nañu 2 février bi ngay wax na dañ la violé ba nga porter ci plainte ne Ousmane Sonko day ñew fofu mu ne waaw mom moy wax de parce que après dama bëgg comme film la ngeen xol timit top day am benen épisode mu ne patron bi nako mu ne mom mo tontu ne mu ne waaw patron bi moko waxon nako Ousmane Sonko neena dina ñew lundi waye finalement mardi la ñew ñu nako est ce que am nga lenn loy yok ci li nga wax mu ne dédé ñu nako am keuyit gaay ni signé ñu wo gis nga lolu tax man suñu way tak der yi dañ leen di wara jaajeufal parce que ñoom dañuy liggéey bu muccu ayib nak joxe ko ñu wo Aïssata Ba yéena ngi fatlikou Aïssata Ba moy benen masseuse bi nga xamne mom la nekkaloon ak ca cabine ba ta après mu génné ko cabine bi ñu laaj ko nako Aïssata mu ne naam ñu nako kañ nga commencé liggéey ci suite beauté mu ne 7 jours la fa liggéey mi ngi tambali le 3 février 2021 ñu nako ba nga fa nekké ba légui ñaata nit nga massa massé mu ne buy lim ba muy bari ba bari juróomi client la yi ngeen massé ñan la mu ne ah xamé na ci de Ousmane Sonko mais kenn ki xawmako ñu nako ban type de massage Ousmane Sonko def mu ne massage intégral 4 mai mu nako ñu nako kan nga nekkolo nak mu ne Adji Sarr la nekkolo nak ñuy massé Ousmane Sonko ñu nako est ce que yow Ousmane Sonko dafa dess mom kessé ak Adji Sarr ci biir cabine bi mu ne bañu démé ba paré massage bi Adji Sarr ci bopam moné ma gennal bay ñu ñun ñaar dégg na leen nak ñuy wax ñu ne ko est ce que mas nga gis ñaata yoon nga gis Sonko ci institut ba mu ne ma benn yoon bobu la ko gis Sonko ci télé rek la ko xamé ñu ne ko est ce am nga loy yok ci li ñu la entendre mu ne dédé même jour bobu la fa joggé man ñibbi sama kër signé gendarme yi lolu doyu leen ba neena leen tay Netflix ngeen am ñu woowaat Aïssata Ba di ko laaj
ñu ne ko xam nga lan moo waral enquête bi mu ne waaw mu ne ay sata de mu ne gendarmerie dafa am kàddu yu ma yëkkati woon mais dama ko bëgg a gën a leeral fii ngeen xam li ngeen di bind ñu ne ko lan la mu ne je voudrais revenir sur certains faits concernant mon audition le jeudi 4 février mu ne ba ngeen ma toogloo fii yéen gendarme yi 15h30 pour ma def sama confrontation ak Adji Sarr ba ngeen génnee ne ma ñu xaar am na ku góor ku ñuul ku am doole ku àndoon ak Adji Sarr xaw ma nag turam waaye dafa jëkk ba si yàgg na ma mama ma ne ko yow noo xamee ne mama laa tudd mu ne ko mas naa wax ak Adji Sarr ci vidéo mu wan ma la moom wax sa tur boobu mu ne ba ma toogee ponkal moomu nag àndoon ak Adji Sarr ci biir bureau bi ne kooku daf na ko woon waroo woon génn bala Adji Sarr waxee nga génn ci cabine bi mu ne ko li ngay wax ni man xawma ci dara mu ne ba may def sama confrontation ak Adji Sarr dama na ko aji lii lu ko fi jar lu tax ngay def lii mu ne dama ko làkk ci séeréer dama ko làkk ci séeréer na ko aji lan moo waral lii ak lu jar lii mu ne mu proposé ma mi ngi nii de na ma aji na ma dinaa la expliquer après proposé ma 100 000 francs pour ma dem mu ne ma bañ lànk xaalis boobule mu ne ginnaaw nag ba ngeen ma auditionné dama dem man jànnal ma yi liiralaat ko lépp ne ko signeel mu signé ñu woo gendarmerie woo jëkkëru parce que salon de massage bi ci kër la nekk patron bi fa la dëkk ak jëkkëram ñu woo jëkkëru ki moom salon de massage bi di ko enquête ne ko ñu laaj ko ne ko est-ce que xam nga lu tax ñu lay enquête mu ne waaw ñu ne ko est-ce que soxla nga avocat bu la teewu mu ne déedéet ñu ne ko yow yaay jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye mi moom institut beauté Sud Beauté SPA mu ne waaw ci kër gi le salon de massage bi nekk mu ne Ousmane Sonko naam daana ñëw ci salon de massage bi sunu client la mu ne sama jabar dañ ko hospitalisé woon hôpital Fann ci weeru décembre ndax dafa jur doomu prématuré le 31 décembre 2020 mu ne boobu ba léegi nag Adji Sarr moom moo doon toppatoo wàllu client yi ba muy toppatoo wàllu client yeeg mu ne Ousmane Sonko ñëw na fa naam def fa ay séance de massage mu ne Adji Sarr moom moo ko doon massé waaye moom moo wax de toutefois ci français lay wax après tekki ko toutefois ces derniers jours nous avons remarqué une certaine agitation de Adji qui n'arrêtait pas de me demander où se trouvait Ousmane Sonko. Elle disait que ce dernier se faisait rare, qu'il fallait qu'on l'appelle pour savoir quand est-ce qu'il vient à l'institut. mu ne li ko jaaxaloon saa su nekk Adji Sarr da ko doon wax ne ko waaw tonton ñun da gën ngeen gis Ousmane Sonko mu ñëw fii pour def ay séance de massage
xawma lu tax mu gëj fi nag mu ne loolu jaaxaloon ko torop lu tax xam nga kuy maasawu kay yow yaa war a dem ba yëg sa yaram ne yow da ngaa sonn da ngaa war a dem maasawu mu ne aji mel ni ku rakkaaju chaque jour mu laaj ko ne ko ana Ousmane Sonko kañ lay ñëw maasawu lu tax ñu war a maasawu gëj ñu fi mu ne ñaari fan laata aji di wax li mu wax ci Ousmane Sonko ñëw na ci moom ne ko dafa ëmb mu ne ko wax aji ku la ëmbal mu ne du ko wax mu ne la veille am na kenn ku góor koo xam ne 1h du matin la nekk di rôder ci carte bi ci wetu institut bi cet homme rôdait dans le quartier depuis 20 à 21h ce jour-là un homme d'une forte corpulence de teint noir mu ne ma dajeeg moom ñaari yoon lorsque je l'ai croisé par surprise dans la maison ma ne aji kii kan la mu ne sama xarit la fala ci yam mu ne ko sama xarit la fala ci yam te kooku nekk woon lu dul jaabante ci buntu fi nga xam ne moo di salon bi mu ne sa ëllëg sa aji ñëwaat ci man dama waa tonton Ousmane Sonko ba léegi da ñëwul yéen a ngi dégg de ñu mu ne ko Ousmane Sonko ba léegi ñëwul de aji mooy laajte Ousmane Sonko ndax ñëw na wala ñëwul mu ne ci loolu laa laaj aji na ko waa yow lan nga may toppee di ma laajee nii Ousmane Sonko rek mi ngi nii je lui ai alors demandé qu'est-ce qui se passait pour qu'elle s'intéresse autant à la venue de Sonko à l'institut mu ne mu ree ne pat elle a ri et s'est tue mu ne ko xanaa Sonko dalay may xaalis mu ne tontuwul mu ne jour bés bi muy wax ne fa lañ ko violé mooy ñeenteelu yoonu viol bi muy wax mu ne aji ñëw na dugg ci biir chambre am jox ko 50,000 francs ne ko Sonko moo fi jaaroon ne na aji loolu la ko wax mu ne ba Sonko demee elle m'a encore fait signe en me présentant un test de grossesse nee na wane test de grossesse buy confirmer li mu waxoon ma ne ko waa aji ku la ëmbal mu ne du ko wax mu ne aji yéeg ca terrasse ba jël téléphone am di am ku muy wax ak mu ne ma dégg man aji man dëkkatee wax de je l'ai entendu dire kaa leen jël si ma je l'ai entendu venez me prendre mu ne ma ci loolu laa laaj aji na ko waaw kan moo la war a ñëw jël si mu ne benn moto Jakarta moo ko war a jël si ndax loolu la ko yaayam sant ndax ëmb bi mu ëmb nee na ci noonu la aji génnee dem ñu ne ko gendarme yi ñoo xarañ est-ce que dégg nga bruit ci biir kër gi mu ne déedéet lépp dafa ne woon selaw ñu ne ba nga ñëwee ba keroog ngay dem est-ce que dégg nga coow ca cabine ba mu ne déedéet ñu ne ko est-ce que Ousmane Sonko ba mu demee seetlu nga ci Adji Sarr benn comportement bu bizarre mu ne déedéet daf ma ñëw jox xaalis je n'ai rien constaté d'inhabituel encore une fois ñu ne ko est-ce que am nga looy yokku ci li ngay wax mu ne ba aji demee